waawoon woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. waawoon woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. waawoon woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen télévision Bichri TV international ñu leen di ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla defal leen ko fépp fu ngeen mën a nekk. ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan rawatina ci barab bi nga xam ne moom la ñu dalaloon journaliste yi ñi nga ak kenn koo xamante ni bi bu waxee di ngeen xam mooy kan ak lan moo tax ñu tàllal ko sunu micro. soxna si yaa ngi Bichri TV international mun nga décrypter sa identité en même temps nga wax ñu ban responsabilité moo tax ma jël sama micro di la ko jox. waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñi seetaan ci Bichri TV maa ngi nuyu kenn ku ci nekk di leen ziyaara di leen ndokkeel ci guddi gi ñu jóge di guddi gën gi mindeef Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay at yu bari bari te yàlla dëgëral taxawaay lépp luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko. man maa ngi tudd Khadija Jara man maa yore wàllum presse bi man lañ ko dénk ci biir cellule Zawiya Tidiane di cellule communication wu Tiwaawan nga xam ne COSCAS moo ñu boot te COSCAS boobu ñëpp ràññee nañu ko ci wàllum organisation wu gàmmu. fa tabarakallahu comme yàlla dogal na yow la ñu dénk li nga xamante ni bi mooy maison de la presse bi lan moo nekkoon sa objectif yi nga xam ne fixel nañ la ko ci ren ji ak ñaata journaliste ñoo sollicité ñaata média ñoo sollicité woon ak ñaata accréditation ngeen jot a distribué ci gàmmu ren 2017 bi. waaw objectif yi daanaka benn la rek at bu jot mooy bu gàmmu gi jotee message bi nga xam ne moom la xalif bi di jàllale jaarale ko ci porte parole bi mu doon message yi nga xam ne ci dañ koy décliner ci ay thèmes ci bépp événement buy culturel buy mën a am ci gàmmu gi message yooyu la ñuy jéem a jàllale ci plateau yi télé yi indi ci nag ay waxtaankat yu bokk ci kër gi ci xadara bi ñi nga xam ne dañ leen di préparer au préalable pour ñu mën a jàllale message yooyu ci anam yu gën a rafetee ak nañ ko soobee nañ ko bëggee te tamit bokk na ci suñuy objectif ñu jàppale presse bi yombalal leen seen liggéey ba nga xam ne lépp lu ñu wut ci information fii ci Tiwaawan ci période gàmmu gi ñu mën ko jot ci na mu gën a yombee mën a jot ci nit ña ñu bëgg a interviewer wala la ñu bëgg a jël amaana ñoo xam ne leen intéressé ci sujet ñu liggéey ci àndandoo ak ñoom yombalal leen ko ba ñu mën ko jottali seen ñu mën ko jot bi àdduna bi yëpp te at bu jot seetlu nañu accréditation yi day yokku ndax ñun ñu ngi prévoir woon ren amaana accrédité 500 personnes ndax balaa gàmmu gi di yegsi bu gàmmu gi di jub si dañuy def benn point de presse boobu ci la ñuy waxaale ci la ñuy jox recommandation xalif bi waaye tamit ci la ñuy waxaale presse bi motuwaay yi ñu jël pour seen accréditation ak seen dalak lépp li nga xam ne moom lañ nar a liggéeyee ak ñoom donc ci atum ren daanaka balaa gàmmu gi di yegsi demande d'accréditation yi ñu jot a jot war na yegg ci 500 maanaam juróomi téeméer demande d'accréditation waaye ba ñu yeggsee ba ci waawan daanaka dolli nañu ci ñaari téeméeri accréditation 200 accréditation kon nag remarqué nañu ni que at bu jot dinañu gën a recevoir yeneeni organe yu bees muy rajo di télé di presse en ligne di presse écrite waaye itamit
ñuy def suñu kéemtalaay kàttan ndax at bu jot dañ koy waajal di ko prévoir ba nga xam ne dinañu defar ay badge yi nga xam ne leer nañ ni que am na ñu bees ñuy ñëw ñu xamul woon nan lañ ko daan doxalee te suñu ñëwee ba ci Tiwaawan di leen accueillir ca na mu waree dalal leen itamit waxtaan na ñoom orienté leen te jox leen aussi ay accréditation ya nga xam ne war nañ ko mën a utiliser pour seen liggéey. waaw déjà dama lay laaj par rapport ak ci liggéey bi ren ni nga ko doxalee peut-être am na benn mbir wala benn defin wala benn doxalin boo xam ne vraiment da nga ci sentir fierté ci ni nga ko defee avec aisance def ko ak ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteel ba nga sentir ne ñoom ils étaient comblés par rapport ak sa taxawaay loo may tënkal ci loolu. dina jafe nag nit di noter boppam mais kenn ku nekk vraiment yaa gën a xam sa bopp par rapport ak responsabilité yi la jox ak nga am kit avec sa conscience bi nga xamante ni bi moom mooy tëdd ak yow même bu responsable moral bi waxul ak yow mais sa responsable mooy sa damir boobu sa conscience boobu dina la interpeller. waaw man bu ma amee lu mooy am dina jafe nag comme la ñuy wax saabu du fóot boppam. xëy na amaana nit ñi ñooy mën a ñëw ne la sa liggéey de ren gis naa ci lii ak lii te rafetlu naa ko waaye man li ma sentir ni kontaan naa ci loolu ci liggéey naa ci bu baax ànd seeg nag équipe bi ma bokkal liggéey bi ci cellule Zawiya Tidiane mooy occupation de l'espace médiatique ndax loolu bokk ni ci li nga xam ne moo gën a am solo ci samay responsabilité fexe ba télé yi rajo yi internet bi ak presse écrite bi période gàmmu gi fépp fu ñu mën a toll ñu mën a am nit bu ñu mën a teg ci plateau ñi nga xam ne plateau wu diine yi plateau économique yi plateau débat yi social plateau débat yi nga xam ne dañ fay mën a teg ay nit yi nga xam ne ñun ñoo leen tàllal suñu bopp ñu bokk ci kër gi bokk ci xadara bi maîtriser aussi la ñuy def maîtriser thème ya ñu décliner ñu yóbbu leen fa ñu war a mën a jàllale message yu thème yi ñu décliner jàllale message yu xalif bi ak wax itamit orientation yi nga xam ne ren moom la ñu bëgg a communiquer ndax at bu jot xam nañu ni que dañu am ay orientation thématique te ren moom wax dëgg yàlla sentir naa ni gën nañu am présence ci média yi ci média yi te itamit média yi orienté nañu seen ay papier seen ay journal seen ay émission ci ñun la ñu bëgg ndax amoon na ay jamono daan nañu ñëw def seen couverture médiatique mais dañu daan seetlu ni que daawuñu orienté wu torop ci ñun la ñu bëgg donc ren moom recadré waat nañu lépp ci kaw waxtaan ak ñoom balaa gàmmu gi di yegsi. Avant dernière question bi Khadija bu fekkoon dañu la jox benn bâton magique ñu ne la soo ko dóoree rek di nga dabuwaat loo xamante ni bi rëcc na la te gis nga ne parfairul excellé wul lan ngay dóor sa baguette magique boobu. waaw jullit de moom du am regret ndax da ngay jàpp ni lépp lu am suñu borom moo ko tëral ñun li ñu fi nekkee mooy jéem a def suñu kéemtalaay kàttan ngir liggéey bi ñu dénk ak responsabilité yi ñu dénk ñu mën ko doxal ci anam yu gën a rafet ak ñu mën ko doxal na mu ware donc question bu difficile nga ma posé bu mettee tontu nag waaye la ma ca mën a tontu mooy bu ñu sañoon te xam naa ni at bu jot dañ ci gën a liggéey képp ku ñëw ci waawan ñu am fuñ la dalal képp ku ñëw ci waawan nga lekk nga naan ba suur ndax bañ nañ ko ba suñuy wasila di suñuy sëriñ dañuy digal naan ñu gan yi bu ñu ñëwee wàcc leen seen lal yi ngeen bàyyi leen ñu tëdd donc defe naa ni suñu liggéey
la ko tënk rek lañ koy tënkee rek mooy di def at bu jot daal di jël ay mesures ay mesures yi nga xam ne day faciliter liggéey bi ay mesures yi nga xam ne dina mettre ñëpp à l'aise ba nga xam ne képp ku ñëw soo ñëwee ak reetaan booy ñibbi ak xaqataay ngay demee. Khadija lan ngay recommander presse bi pour la prochaine fois ngir mun a bu ñu amee comportement yi mel noonu rek gën la yombalal sa liggéey aussi message boobu def naa ne ñun war nañ ko mën a yóbbaale aussi. waaw loolu di question bu am solo ndax liggéey ñaar bu ko sekkee effort yi ci ñaar ñëpp la war a jóge defe naa ni ñun ñu ngi jéem waaye presse bi itamit war nañ jéem te ñun liñ leen di ñaan mooy bu ñu ñëwee nañu jël la tax la leen indi la tax ñu ñëw tey ji ci Tiwaawan muy mawlud bi bu ñu ñëwee nañu jéem a jël information yi important yi nañu jéem a relater la nga xam ne moom moo gën a am solo ci mawlud bi message yi nga xam ne moom la ñu war a jàll la gën a important te bàyyi di wax ci ay futilité ndax boo duggee ci futilité rek da ngay génn ci cadre li gën a important donc di leen ñaan ñu xoolaat loolu te di ñu jege nag ndax ñun ñu ngi fi pour loolu te saa yu ñu soxlawee dinañ leen jàppale wax dëgg pour yombalal leen seen liggéey. soxna Khadija ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax di ñaan yàlla mu yokk la te yàlla defal la tawfeex ak taysiir mbokk yi lii lañ leen jëlale woon ci maison de la presse fii ci Tivaouane gàmmu 2017 ngeen àndoon ak seen mbokk Seydou Diallo Medina barakallahu fiikum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.